Fatick di nuyu ñëpp. mu ngi doonu Souleymane moo ñuy gunge aljuma bu jot ci jàngat bi tey nag mu wax ci app bi nga xam ne ARTP jox na ko opérateur bi di Orange nag gannaaw ba mu yokkee rek ay tarifam te askan bi ñëpp génnoon doon ko joytu laata loolu ñu dem ci xabaar yi ànd ci ak Mamadou Fall ak Cheikh Tidiane Diaw. jërëjëf Faty ñu tàmbale ko ak 14 août bi ñu nekk mu tombeek juróom-benneelu anniversaire Fatou Bassirou Faye étudiant ba woon fële ca faculté des sciences et techniques ca université Cheikh Anta Diop de Dakar moom nag benn policier moom moo ko faatoon ci ay xeex yoo xamee ni li ko waraloon mooy bourse yi tardé fële ca université Cheikh Anta Diop policier bi di wuyoo Sidi Mouhamed Bougaleb nag mi nga xamee ni moom lañ jàpp ni moom moo ko faat yoon daan ko ci fukki at ci kaso ak i travaux forcés ñu wax ci pandémie bu coronavirus Abdoulaye Diouf Sarr moom lu muy prôné daal mooy approche communautaire bi ñu gën ko fulaal ngir fexe rek ba virus bi jóge fii këru diine yi dinañ leen mettre à contribution tamit ngir ñu jàpp ci xeex bi bu baax a baax fële ca Matam foofu nag maanaam hôpital ba fa nekk daal ci jafe yu tara lay dund rajo ba fonctionné tul foofu daal dañ scanner yi daal dañ koy photo def ko ci téléphone jox ko malade yi ngir ñu yóbbul ko seeni médecin lu ci gën a doy waar tamit ci bloc opératoire ba suy taw dañuy arrêté bépp opération taxaw xaar ba mu sebet ñu teewlu ci reportage Ali Bandel ñoom. wàllum wér-gu-yaramu askan wi fare ci diwaanu Matam mu ngi woy di doon ab préoccupation noppeeguñu di jooy scanner bi nga xam ni ay weer a ngi ni dafa paan ba mu waral évacuation ak ñi ñàkk seen bakkan ci yoon bile tey jii appareil ca radiologie ba ñoom itam ñoo taxaw ci lu leer tey jii képp nga xamante ni dafa damm nga accidenté wala ñu war a saytu sa wàllu wér-gu-yaram da ngay yóbbaale sa téléphone portable ndaxte technicien yi fa la ñuy dugal image yooyu nga xam ni moom nga war a yóbbu présenté ko médecin bi. am na c'est très difficile métti na lool am benn cliché pour nga xam feebar malade bi il faut que malade bi voyage fii ba Thiès voyage fii ba Dakar ça c'est difficile li ma lay wax nii même. ñu ngi may wax ne que rajo bi amuñu cliché présentement amuñu cliché on est obligé le radiologue est obligé de m'envoyer daf may yónni rajo yi ci via WhatsApp ci sama téléphone pour ma am na malade yi nga xam ne am nañu seen téléphone ci biir seen téléphone lañ koy def am na ñi nga xam ne amuñu téléphone vous voyez en ce moment man lay envoyer ensuite ma wax ko malade bi won ko ma mun ko interpréter pour ma mun ko wax malade bi au moins mu xam feebaram. doy na waar c'est parce que l'État n'a pas assez mis de moyens pour. moo ne sax nag bërëb bile mooy unique centre de référence diwaanu Matam département Bakel ak benn pàcc département Podor waaye bloc chirurgical bi nga xam ne moo gën a mag ci gox bii yépp saa yu tepp ndox taw laalee suuf day inondé ba gaañ yi du ñu mën a opérer dañuy taxaw. fu mu nekk nii bloc bi bu tawee du ñu opérer parce que bloc day senn partout day senn ça inonde. ndox bi day dugg commencé kii rek major bi mooy fab matériel bi teg de côté le temps que pluie bi arrêté ensuite ñu nettoyer wax nga bloc bi moo gën a c'est la référence de la région. waaw léegi c'est bon li ma leen di wax rek mooy toujours nañu jàppale surtout je pense que bloc bi c'est pas des milliards. moo ne sax nag ministère bi yore wàllu wér-gu-yaram jéego yu am solo ci juróomi at yi indi nañ ko fi ak plateau technique yenn jumtuwaay yi ñu fi yabal ak itam médecin spécialiste yi nga xamante ni ñu ngi ci biir bërëbu fajukaay bi di hôpital Ourossogui xanaa kay tey li nga xam ni moom la ñu war a mën a nemmeeku rek moo di ñi nga xam ne ñoo jiite gox-goxaan yi dafa mel ni wér-gu-yaramu askanu Matam yitteelu leen moo ne sax nag wàllum santé bokk na ci compétence di leen transféré. voilà Chérif Dia comme ni ñu ko waxee woon sànq lii di firndeel ni quand même Sénégal am na jéego yu bari yoo xamee ne war na ko def ci wàllub wér-gu-yaram te situation bi mën nañu wax ni lii du cas isolé. du cas isolé te image yi fa jaaw dina fàttali kilifa yi rek seen wareef jëm rek ci gën a gëddal ak joxa tamit fula lii di wàllu wér-gu-yaram parce que boo demee ci gox-goxaat yi ci région yi am na ay jafe-jafe ci infrastructure de santé yi mais aussi accès bi
nga gis ni docteur bi nee na buy taw duñ mën a opérer dañuy xaar ba mbir yi dal ñu mën a opérer bu fekkente ne malade bi urgence la kon day ñàkk bakkanam bu dee wàllu spécialiste également gis na ni am na zone yoo xamante ni dañ koy am jànkonteeg ay jafe-jafe donc muy problème yu bëri yoo xamante ni jafe-jafe Covid bi dafa ñëw rek wan ñu encore réalité yi mais li wér te wóor mooy góorgóorlu woon nañ ci am ba sax yenn saa yi kilifa yi dañuy weddi ne ay jéego def nañ ko ci mais lii da mën na leen a gën a fàttali seen devoir. voilà ñu wax ci wàllu caada ak artiste comédien bi di Pape Faye moom nag mu ngi rafetlu ndogal bi nga xam ne CNRA jël na ko ci yenn chaîne de télévision yoo xamee ni dañ leen wax ñu moytu dérapage yi nga xamee ni moom la ñuy faral di nemmeeku ci téléfilm yi moom nag mu gis ni loolu décision bu baax la ñu teewul ko ci micro Fatou Bintou Conté. bu ñu gisee loo xamante ne lii dégg nga ma dafay choqué muy xam ay saaga. wala muy ñuy wax yoo xam ne kenn woddu ko parce que wax dañ koy wodd mu rafet dégg nga ma da nga war a xoolaat sa bopp dégg nga ma suñ ci réunion jël ci ay décisions c'est pour protéger les populations c'est pour protéger justement ce que nous avons comme valeur islamique comme valeur religieuse je peux dire pour valeur religieuse dégg nga ah c'est pour protéger ñooñu parce que foi dafa am doole ngëm dafa am doole ñuy bàyyi di heurter la sensibilité des gens et l'éducation aussi parce que xale yi waruñu gis wala di dégg façon yoo xamante ni yi dégg ma dafa rafetul mbokk artistes yi nañu bàyyi xel que ne dans fii fukki at wala fukki at ak juróom mun na fa bañ yegg sax wala da nga na ba am ay sët ñu génne la wax ju ñaaw jooju nga waxoon di wax bu tegginuwul nga génn ko say sët di ko dégg yow mi nga xamante yaa ko waxoon sax da nga naan damay ñaan li lay war a solu ñu bañ ko tegaat. wala dañuy des ba léegi ci wàllu caada ak conseil des ministres bi nga xam ne ci àllarba ji la adopté projet de loi ci statut artiste ak ñi nga xam ne professionnel ñuy yëngu ci wàllu culture muy initiative boo xam ne artistes yi rafetlu nañu ko jàpp ni seen liggéey dina ci gën a jëm kanam ñu teewlu ci reportage Fatou Bintou Conté ak Thierno Laurent Mendy. mercredi bii lañ ko adopté en conseil des ministres moom projet de loi bii nga xam ne moom mooy taxawal li di statut de l'artiste et des professionnels de la culture di jéego boo xam ne nguur gi dox na ko ci wàllum culture te nag ñi nga xam ne ñoom ñi acteurs culturels yi dañoo jàppoon ni nag dafa jot. ko dalee di xaar ëpp na fukki at dañu wax fukki at mi ëpp na ko parce que maa ngi fàttaliku jamono Maurice Senghor Sorano ñu ko doon wax boobu ak léegi xam na 30 ans nit ñi dañuy wax ay 10 ans mi ëpp na loolu ëpp na ko. tey texte bi moom ñun bokk nañu ci muy suñu association yi muy yeneen association organisation professionnelle yi dañ ci liggéey lu ci bëri te lii ko gouvernement nanguwee c'est-à-dire nangu na pour ñun daal li mu ko nangu reconnaître na ko nangu na que ay liggéeykat li ko. moom projet de loi boobu bés buñ ko promulguer dina permettre ñi nga xam ne ñoom ñi artistes yi nag mu am coppeeku bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di seen dundin ak seen liggéey. rek le problème yu bëri damay dem rek ci cas yu mel ne kii et protection sociale xam nga artistes yi bari na ñoo xamante ni aujourd'hui bu ñu demee à la retraite quoique dañu artiste dem retraite mais si parce que boo nee ba mënutoo say cër taxawul foo nga dem noppalu mais amuloo presse amuloo dara foo fayeeku donc je pense que question statut de l'artiste bi mën na régler loolu. loolu dana mën a tax sax d'ailleurs ñu xam kan mooy artiste ak kan moo dul artiste. donc dana ñëw pour raxas lu bari defar lu bari. ñoom artistes yi jàpp ni fi mu toll nii naam nag nguur gi fi mu ne nii reconnaître na li nga xam ne moom moo di seen liggéey faaw nag ñu xeex ba ñu promulguer ko bu ñu bàyyi rek projet bi nekkee noonu. benn pas la parce que fu mu ne nii il faut que loi bi dem ba assemblée nationale après assemblée nationale jaarale ko ñu promulguer ko pour ñu mën a wax ne am na c'est tey nañu suñu texte. lu ñu bëgg nag mooy texte bi ñun organisation professionnelle ñu ci war a continuer di yàw c'est pas parce que jaar na rek ñu toog di xaar. ñoom waa bi nga xam ne moom moo taxawal statut des artistes dana tax li nga xam ne moom moo di seen promotion ñoom artistes yi ak gëdd bi nga xam ne am nañ ko ci politique culturelle bi ñu gën koo jëmmal. dañuy dem ca bitim réew Modou Fall tàmbale ko ca Côte d'Ivoire foofu nag ñetteelu mandat bi nga xam ne Alassane Ouattara mi ngi koy wut commencé na fa andi ay jafe-jafe ba ñeenti nit faatu ci démb ci ay manifestations. noonu la Cheikh Tidiane Diaw ay jafe-jafe gannaaw nag ba mu yëkkatee kàddu ni day doon candidat ci élection yi ñu dëkkmal ci weeru octobre ca la nag kujje gi ak seen i ndaw di wàcc ci tali yi ci mboolem réew mi. ba mu indi nag li nga xam te ni moo di jàmmarloo ci diggante takk der yeeg ñii di militants yi moo am nag ñeenti nit yoo xam te ni dañ ci faatu ñeneen ñi
ñu ci bëri am ci ay gaañu daanaka sax ñi ŋànk nguur gi nee nañu dafa am ñoo xamante ne rek ñoo ci dugal seen i loxo ngir salfaañe wala sax yàq seen réew moomu lay. dañuy wax ci Gambie yi nga xamante ni foofee coronavirus bi mu ngi fay wéy di lëmbe boo xoolee rek jamono ji ñu ngi am ci lu tollook 1,000 ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn cas ci ñooñee ñeent fukk ak ñett faatu nañ ci 2 téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar wér ci lu toll kon 1,000 ak 2 téeméer ak ñeent fukk ñoom ñu ngi leen di traité waaye lii soxal askan wi nee nañu seen président Adama Barrow mi nga xam te ni ba léegi yi gi ci yàbb yi ci moom sax daanaka nga xam te ni dafa nekkoon ci quarantaine dañ ci ànd ak Wuri Diallo fekk ji ko Banjul. fokk rek njiitu réew mi génn ci mutisme boobu mu nekk jël kaddu gi wax ak askanam loolu nag mooy attitude bi nga xamante ni bépp responsable moom la war a def rawatina ki nga xamante ni ab njiitu réew la commentaire boobu nag ab ndaw responsable politique jege kuje gi moo ko def ci benn télévision privée locale opposant boobu la sax gën a dëgër ci ay waxam te itam di laaj lu tax moom président bi muy noppi ci temps yu métti yi nga xamante ni doomu réewum Gambie yépp dañu jaaxle now COVID-19 cases are spreading in this country mu ne fu mu toll nii cas COVID-19 yi ñu ngi rek yokk bu baax a baax ci mim réew ñi bëri di ci ñàkk seeni bakkan comme réew mi nekk ci ab position bu nga xamante ni baaxul dara tax moom opposant bi mu ne bu ñu moyul fu ñu jëm nii mooy ci ab kawo loolu lépp nag nguur gi xam na ko te ba léegi nangul def li war nguur googu sax nga xamante ni ku leen jiite mooy njiitu réew bi nga xamante ni ñu bëri ci doomu réewum Gambie ñoo ko faloon pourtant atum 2016 ndax xalaat bu baax ak itam yaakaar bi ñu amoon ci moom en tout cas noppi bi nga xamante ni président bi noppi na ko mën na jur lépp ci kaddu yi kenn ki nga xamante ni jot nañu waxtaan ak moom confusion yi ak itam commentaire yi ñu ngi dem bon train den it's high time jot na njiitu réew mi Adama Barrow mu jëlaat kaddu gi dalal xel askanam si xalaatub suñu interlocuteur anonyme boobu ñu waxal. Wuri Diallo jërëjëf kon dañuy dem nga xam te ni fële ca Paris juróom-benni français ay humanitaires yoo xam te dañ leen faatoon ca Niger seen i néew kon dañ leen yóbbu foofee ca aéroport bu Orly ci teewaay nag njiitu réew mi président Emmanuel Macron moom mais dana fa ñëw ak njabootu ñi loru ñu wax ci li nga xam te ni xaatim nañ ko ci diggante Israël ak ñi di Émirats arabes ñoom nag kon Donald Trump nee na fii ak ñetti semaine rek daañu xaatim loolee foofee ca Maison Blanche mu doon loo xamante ni lu njëkk la ci taarix ndaxte ki nga xamante ni moo di jëwriñ ji di Benjamin Netanyahu ak prince héritier bu Abu Dhabi Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan ñoom nag kon daañu signé rek li nga xamante ni moo di accord buy dox jàmm ci diggante Israël ak Émirats arabes waaye loolee nag waa Palestine ñoom seen bopp dañ ci mer ba futtu ndaxte nee nañu rek loolee dafay nasaxal rek li nga xamante ni moo di Palestine ba daanaka sax woon nañ seen ambassadeur bi nekkoon Abu Dhabi ngir ñaawlu loolee ñu jeexale ca Afghanistan négociation yi tàmbali na kon tàmbali nañoo bàyyi nag 400 taliban yi ñu jàppoon juróom-ñett fukk kon lañ ci bàyyi loole nag ki nga xamle moo di Javid Fessal moom mi porte-parole bu conseil sécurité bu Nations Unies ngir rek jàmm am ca bërëb boobu lay Cheikh Tidiane Diaw fii la ñuy yemale xibaaru biti réew yi. alors merci Mamadou Fall Fati di moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw jërëjëf Mamadou Fall Mamadou ñu dig la daje lundi incha allah. altine bu neexee suñu borom. à partir de 6h30. fekk ñu wéer suñu wet gi. waaw 48 heures. noppalu tuuti noppalu tuuti. recharger batterie yi bu baax a baax. Mamadou Fall on te souhaite un très bon week-end. Merci. Rendez-vous lundi à partir de 6h30 léegi ñu dem ci li ci tali bi ak Mohamed Samb.